asalaamaaleykum wa rahmatullah dal leen nag jàmm ci seen xibaar yi ñu leen di amal ayu bés bu nekk ci seen télévision Prestige TV dañ koy dooree rek ak kii di Ousseynou Diouf mi nga xam ne moom day membre la ci Benno Bokk Yaakaar moom nag ñu tuumaloon ko rek ci mbirum suuf jàkkaarloon nag taskatu xibaar yi daal di setal boppam ba mu set wecc ñu déglu ko ci micro Ahmadou Bamba lii. te mbir mi bu ma koy leeral. damay wax ne man kenn convoqué wu ma wax dëgg fa yàlla je dis la vérité te commandant Ndiaye bu Descos war na moom may dégg kenn convoqué wu ma sama maçon moo dem ci terrain bi gis ne am na ñu ko doon commencé di ko gas biñ ko commencé di ko gas mu woo ma ne ma sa terrain bi ñoo ngi koy gas ma ne ko moom mu ñëw fa bu ma fa ñëwee fekk fa benn xale ma ne ko ku leen ko jox mu ne ma administration mu ne ko ban administration mu ne ma loolu laa la mun a ko an sa kayit mu ne ma mënuma la koo wan mu ne ko wax loolu may lan mu ne ko sëñ bi bu laalati suma suuf bu laalati terrain bi mu ne ma terrain bi dañ koy tabax bi ma xamee ne dañ ko dañoo nar a tabax ma jiitu leen ci booba fekk ne juróomi fan ma leen di woo ñu ne duñu ñëw dem naa ba ne ko léegi ñoon joxante rendez-vous police man garaawul man comme man citoyen laa comme yow ñëwal ñu dem ànd police wala gendarmerie wala foo bëgg ñu wane fa kayit yi rek man loolu rek laa bëgg bu fekkee sax dañ ko désaffecté amul problème jëlal mais mu lànk ah ma ne sama maçon tabaxal maçon bi tabax waa Descos ñëw arrêté ko mais koo ñëw ne arrêté mu arrêté xam nga kooku respecté na loi kooku dañ koo liggéeyloo rek kooku jarul yóbbu liggéeyloo nit nag wax dëgg fa yàlla ba mu am problème da nga yow kayit gi nga yor nga wóolu ko mais da ngay dem taxawu ko kenn woowu ma de kenn convoqué wu ma na leer adduna bi yëpp dañ leen wax ne dañ maa jàpp dama doon njuuj njaaj ñu jàpp ma kenn woowu ma je n'ai reçu aucune convocation man maa taal sama oto jógee Dakar dem Saly man maa leen fi jiitu sax pour vous dire man kayit gii laa yor nëbbu ma ko wan naa ko ñëpp kayit gii la ñuy wax du faux billaahi wallaahi taalaahi ba àddunay tukki mënuñoo génne na kayit gi du faux dañ maa sosal man loolu rek laa bëggoon mu leer. coalition Benno Bokk Yaakaar bu Fandène ñoom nag ñëw nañ rek wane ne taxaw nañu ci wetu président Macky Sall kii di Augustin Tine moom nag jàkkaarloon nag taskatu xibaar yi wax rek ne mbir yi nga xam ne amoon na fii ci biir réew mi kenn du ci responsable ku dul rek Ousmane Sonko moom nag Augustin Tine mooy maire Fandène ñu teewlu waxtaan bi nga xam ne seq na ko ak taskatu xibaar yi. tey coalition Benno Bokk Yaakaar bu commune Fandène moo ñëw wax ak yéen ci li fi xew ci bés yi passé naturellement ñi ngi ñaawlu ñi nga xam ni comme ni ma ko waxee sànq seen bakkan rot na ci ñi nga xam ni seen liggéey yàqu na ci tout simplement parce que dañoo bëgg a liggéey jël seen alal seen astuut ñu économiser ba mën a investir ñu yàq donc la ñu liggéeyoon. mais gannaaw loolu am na ñu mbégte ci discours du président de la République gëm naa ni ñëpp d'accord nañu ni bi mu jëlee parole kilifa moo wax oote dal oote jàmm te gëm naa ni sénégalais yu bare wuyu nañu ko te loolu am na solo donc pour wax ni. ñun Sénégal problème bu amee justice la ñu am comme réew mi yëpp te li ñu fi wax yemul du Sénégal rek la am donc war nañu xam ni justice su Sénégal ñëpp la fi nekkal d'autant plus que kii amoon mbir mi nee na dina dem wuyu ji bon loolu yaakaar naa bu amee coow du jib yaakaar naa dëgg gi dina feeñ te dëgg bu feeñee yaakaar naa jàmm rek moo ci topp. donc ñu ngi ñaan sénégalais yi ñoom ñëpp moo xam ñi ànd ak ñi nekk ci nguur bi ñi nga xam ne ànduñu ak ñoom ñun ñëpp ñu jiital Sénégal ci lépp lu ñuy def yaakaar naa loolu am na solo loolu nag day laaj ñu ànd ak suñu xel ànd ak dal pour que loolu mën a am parce que xam nañu ni weer bii weer bu metti la du pour Sénégal rek mais yaakaar naa ci àddina yëpp président gëm naa ni bi mu waxee loolu yëpp am na dal mais ñu xam ni lépp lu jar a xeex tey mooy feebar bi nga xam ni
mi ngi ci réew. ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk mbirum forces armées di Sidiki Kaba ci talaata ji nag mu ngi woon fii ci zone 7 militaire àndoon ceek général des armées Biram Diop moomu nag ci visitu Sidiki Kaba boobu profité na ci pour tàggatoo ak militaires yi ci seetaan ci ñëw boobu ñu ñëw fii nag ci Thiès. inauguré nañ ci ay jumtuwaay yu bees gis nañu sax ne ENOA am na ab terrain football bu bees boo xam ne ña ngi ko fay tabax ñu teewlu kaddu kii di général Biram Diop. zone militaire numéro 7 zone bu am solo la dafa def ay efforts yu am importance pour mën a améliorer conditions yi nga xam ni moom la ñi nekk zone militaire numéro 7 di liggéey ak conditions yi ñuy dëkke ak yi ñuy lekke. moo tax nag ñu réaliser fi ay infrastructures yu bari tey ci suba man ak sama ministre des forces armées maître Sidiki Kaba ànd nañu réceptionné ay infrastructures yu bari yii dañ leen a defaraat beesalaat leen ndax dañoo yàqu woon yii yu bees la ñu ngi leen di soog a tabax man ne nag personnel bi su fekkee commandement bi malgré charge yi mu am yëpp feneen góorgóorlu na ba defaral leen infrastructure yu mel nii sant commandement bi baax na wante nag li gën mooy ngeen toppatoo ko ba commandement bi kontaan toppatoo ko ba nga xam ni du yàqu mais mieux encore toppatoo ko ba nga xam ni commandement bi ko réaliser su ñëwee dina gis ne day gën di améliorer loolu nag liggéey ñëpp la parce que suñ ko deful fii ak ñeenti at li ñu defar day yàqu ñu ñëwaat war ko commencé waat di ñu avancer. nit soo defaree da nga koy consolider comme ça mën a jàll ci leneen waaw loolu lañ ñëwoon wax ko suñu personnel dégg nañu ma boole ci nag tàggu leen aussi parce que xam nga foo def presque ñeent fukki at foofu sa famille la sooy dem mënu la neex mais nag àdduna moo demee noonu lépp ay jeex da ngay juddu dund dee dem. c'est pas que li nga doon wala ndomba tànk bi nga amoon moo am solo mais ban njëriñ nga am ba ngay dund loolu la nga fay bàyyi. ñi nga xam ne ñooy liggéey ci mbirum jën ñoom day ñu dippee leen ay mareyeurs ñëwoon nañ rek def benn visite boo xam ne fa la ñu leen war a tabaxal marché boobu nga xam ne fa la ñuy jaayee jën yi te mu tolloog lu toll juróomu hectare demoon nañu visiter ko kii di Dénemba Sall moom nag li mu wax rek ci kanamu maire Talla Sylla mooy lii nga xam ne jox nañ leen ko moom day rafetlu na ko mbir mu baax a baax ci loolu nag ñoom waxtaan nañu tamit interpeller le ministre de l'urbanisme ndax jàpp nañ ne daal mbir mi dañ ko war a gën a yaatal Dieynaba Sall moom la ñuy déglu ci micro Cheikh Fall. teewaay bi aussi li ko waral ñu ànd ak mareyeurs yi mooy d'abord remercier le président de la République parce que nag Thiès région yi bari nañ fi département yi bari nañ fi ville yi bari nañ fi communes yi bari nañ fi mais bu président de la République jëlee Thiès jox ñu 2,5 milliards ne nañ ci tabax un marché aux poissons moderne c'est parce que jox nañu cër projet bi dem au niveau de l'Assemblée nationale député yi entériné ko à l'unanimité bi fa ministère de la pêche ñëwee député yi aussi wane ni jox nañu cër projet bi conseil de ville bu Thiès daje aussi ñoom ñëpp ci salle de délibération bu mairie ba voté à l'unanimité pour que marché bi taxaw le maire de la ville ànd ak toutes les équipes techniques yi nekk ci dëkk bi ànd ak waa domaine ànd ak waa urbanisme ànd ak waa cadastre ànd ak les élus de la commune de Thiès Nord ñëw sur le site boobu lii lépp newu fi ñu ñëw ba am site bi ba pare bien que titre foncier de l'État la même ñi nga xam ne dañu fi nekkoon di bay dañu waxoon nag waa domaine ba bu ñuy jël site bi ñu dédommager leen wutal leen leneen même si c'est un titre foncier de l'État nga xam ni mën nga ci jëlee nit te dédommagement sax du am ba site bi ñu am ko ba l'acte administratif bi wane ni site bi mairie de ville de Thiès moo ko moom te daf ciy tabax au marché aux poissons génn mais nag à notre grande surprise ñu xëy ñu ni ñu waa direction de l'urbanisme dañu fiy def extension ZAC bi extension ZAC d'abord bala nga koy def day fekk ZAC bi nga amoon fees
ZAC bi am au niveau de Thiès ñëpp constaté nañu que buñ ko dëkkee it c'est à 20 ou 30%. Même booy def extension di nga bàyyi ba foofu fees ba pare. Ensuite leneen li ci am mooy un projet d'utilité publique bu toll ni marché aux poissons international. Parce que comme ni ko mareyeurs yi waxee nit ñi dañuy jóge ci réew yëpp di ñëw fii bu ñu ko tabaxee ba pare. gannaaw Dieynaba Sall moomu kàddu yooyu mu yëkkati gis nañ ne sax ci diggante mareyeurs yi ak ministère de l'urbanisme mel na ni daal wax ba neexul seen diggante réeroo bu mbëq am na ci seen biir ba tax na ñoom jàpp nañ ne daal war nañoo yokk bu baax a baax li nga xam ne moom lañ leen a jagleel pour seen liggéey gën a ñoŋ. ci noonu dañuy déglu kii nga xam ne moom mooy Abdoul Aziz Diop moom mooy directeur de l'urbanisme fii ci Thiès dañ koy déglu ci micro Cheikh Fall ak Marème Ly. gis naa démb aussi waa mairie ville def benn sortie ànd ak les mareyeurs ñu wax ni direction urbanisme dafa leen jaay doole pour nangu une partie de leur assiette bi nga xam ne dañ ko doon def pour tabax benn marché aux poissons ma yëgal leen rek déjà ni leen foofu. benn espace la boo xam ne ñu ngi tuddee ZAC zone d'aménagement concerté te loolu c'est un décret moo koy institué et décret boobu da koy bu ko institué ba teg ko képp ku fa nekk décret bi day daal sa kaw ba tax na bi ñu koy def fii ñu naan 10 hectares continuité la rek moom la ñuy wax extension bi ZAC bi taxawee bi ñu defee les 3 tranches dañ ci waroon yokk loolu te ëppoon na loolu sax 25 la woon mais pour des raisons x y 10 moo ci desoon léegi. bi ñu ñëwee foofu ñu ñëw ni dañ koy aménager fekk nañ fa ay nit ñoo xam ne ñoo fa nekkoon ñu woo leen pendant 3 4 5 mois di négociation ak une commission ba kenn ku nekk la nga ca war a am ñu jox la ko ñu fay la ko muy sa ndàmpaay ñu defar projet bi teg ka ci loolu la waa mairie ville ñëw nañ ba ci man ni ma ñoom dañu am projet foofu marché aux poissons qui date de longtemps bi ñu amee loolu mën leen mais yéen ban kayit moo leen jox loolu ñu ni c'est une délibération. loolu déjà normalul mais loolu du problème ñu leen bon de toute façon délibération kenn mënu ko def ci biir ZAC bi di ko jox qui que ce soit mais comme état la ñu nit état la ñu démembrement état ngeen te am ngeen marché boo xam ne wax dëgg yàlla sax man sax d'accord naa ci quoi marché bi moom war na mën a am baax na fi. mais léegi nag bu ñoo bëgg déplacer ko ñoom dañu bëgg déplacer en réalité wax ji yëpp loolu la ils veulent déplacer leur projet delloo si ko fi ñu yaakaaru fi ñu bëgg te foofu def nañu fa aménagement pare c'est pas possible. dañuy wax ci mbirum santé jëmale ko rek ci mbas mi di Covid 19 ba tax na ñii nga xam ne ñooy waa recette nag mooy regroupement bi nga xam ne jàngalekat yi ñoo fa nekk tey jàppale mbirum njàng meeg njàngale mi ci la ñu war a sukkandiku ay jumtuwaay pour xeex mbas mi nekk ci réew mi kii nga xam ne nag moom mooy Rokhaya Diop Sy moo wax ci seen kaddu ci gannaaw bi nga xamee ni indi nañu seen jàppale pour xeex mbas mi ci école bi njàng meeg njàngale mi. génn bi nag li ko waral mooy dañuy offrir ay masques geste symbolique la vraiment bariwul waaye geste la boo xamante ne le regroupement des enseignantes au service de l'éducation à Thiès moo ko prévoir pour def ko comme première activité donc am na yenn activités yu ci topp aussi ñoo ngi ci liggéey bi ñu ñaan yàlla may ñu mottaleeg jàmm ak salaam. voilà maa ngi gërëm tout d'abord monsieur Arfan Seck l'IEF Thiès Ville. ci jàppaleem ci appui bi mu am ci regroupement bi vraiment di ñu dimbali ci lu bëree bëri nekk suñu gannaaw ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax pour taxawaay bi. bon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp suñu présidente bi maa ngi koy gërëm ci action yi ñuy def ci école yi di jàppale jigéen ñi di sant di gërëm aussi suñu inspecteur Arfan mi ngi épaulé di ñu jàppale ci action bu ñu nekk mu ngi ñu ci soutenir. dañuy des ci njàng meek njàngale mi wax rek ci ministre bi nga xam ne moom lañ dénk njàngale mi ci kaw njàng mu kawe bi muy Cheikh Oumar Anne moom nag ñëwoon na fii rek ci ISEP mooy institut supérieur enseignement professionnel dañ fay jàngale rek lu jëm ci mbirum liggéey boo xam ne ci institut bi fa lañ koy jàngale moom nag bi mu ñëwee waxtaan nag étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ISEP gannaaw bi mu visité foofu école ba jeexal wane rek ne am na mbégte bu baax ci ni nga xam ne noonu la école bi doxee wante nag
wax na leen tamit ne dina leen jàppale bu baax ci mbirum restauration wante tamit ci mbirum transport. nee naa damaa ñëw tey fii pour xool waxtaan ak ñi fii nekk ñu xool naka la ñuy préparer inauguration bi nga xam ne président de la république moo koy def ci ISEP bi parce que defe naa loolu c'est important. li may def le discours ñëw naa wax ngeen déglu naa leen nee naa leen am na ci li ngeen laaj fii li nga xam ne maa ngi yéen ci ànd dinaa fexe man tamit ma yéegal ko ci kaw te am naa ci njort bëgguma wax ne xam naa mais am naa ci njort que ne loolu président dina ko saafara. wax ngeen ci waxu bourse pour ñu nekk ci ISEP bi wax ngeen fii ñu fexe naka ngeen lii bu ngeen ñëwee fii ngeen mën a am lu ngeen añee dégg naa ko nangu naa loolu tamit kuy jàng tamit defe naa jàng pour mu jaar yoon il faut nit ñi añ nee naa loolu il faut ñu fexe yéen comme fii ñu ngi jàngal fii ñi nga xam ne loolu mooy seen kii mooy seen métier loolu la ñuy jàng ñu fexe tamit naka la ñuy fexe ba yéen ngeen indi directeur bi indi gouvernement bi indi ñu fexe naka ngeen di régler ni ngeen di jàngee tey nii am naa benn réunion ak recteur yi ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy xalaat naka la ñuy fexe ba diplômé yi ñu mën a am formation bu nga xam ne bu ñu génnee dañuy liggéey dinaa ci boole ci xalaat bi naka la ñuy mettre un dispositif pour faciliter l'accès au crédit mais crédit de bon niveau pour les sortants des ISEP. dañuy waxaat ci mbirum feebar bi nga xam ne moom mooy mbas muy coronavirus ci loolu nag gis nañ ne daal vaccin yi muy ñàkk bi nga xam ne indi nañ ko ci biir réew mi nit ñi am na ci ay jeexi jaaxa kii nga xam ne moom mooy Moustapha Faye di médecin chef bi nekk fii ci district sanitaire bu 10e moom nag indi na ci ay kàddu yu bees tamit di ñaax askan wi pour ñu dem ñàkku ji ndax ñàkk bi am na solo bu baax a baax kii di Moustapha Faye la ñuy teewlu waxtaan bi nga xam ne seq na ko ak suñuy reporter. xam nañu ne ñàkk bi rek moonu mën a génnee ci mbas mi donc ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax di ko wan ne dañ ci ànd ak moom bu baax a baax pour fexe ba askan wi nga xamante ne mu yeewoo ci commune am ñu mën a ñàkku parce que mbas bi kat ata ngi nii ñuy daw ci gannaawam mu indi fi yàqute yu bari lor fi ay doomu aadama yu bari yu toll ni ay millions yi doomu aadama faatu nañ ci jàngoro jooju ci àdduna bi Sénégal weesu nañu junniy nit yi ci faatu te jàngoro jooju ñi mu gën a yeb mooy mag ñi nga xamante ni ëppal nañ juróom benn fukki at wala ñuy sooxaale yenn jàngoro yi ñuy wax maladie chronique ay diabète ay tension ay asthme ay feebaru roñoo ak yooyu donc ñàkk yi pour ñooñu lañ ko jagleel képp ku nga xam ne am na juróom benn fukki at wala amaguloo ko te am ay jàngoro yooyu sooxaale ñëwal dem ci poste de santé bu la gën a jege ñu ñàkk la infirmier chef de poste yi tam dinañ def seen kéemtalaay kattan pour dem ci gox-goxaat yi su ko jaree ñàkk ñi nga xamante ni dañ leen war a ñàkk parce que loolu rek moo fi jëlee jàngoro ji xam nañ ne ñàkk yi mucc ayib la yu am solo téeméeri nit yu ko ñàkku wane nañ ne ñooñu du ñu am forme grave maanaam li leen mën a lor te juróom-ñett fukk ya ëpp du ñu am jàngoro ji donc ñàkk bu wóor la. Alioune Sarr moom nag li mu wax rek mooy nit ñi nañu bàyyi caaxaan te dem wa ñàkku ji ndax nag ñàkk bi lu am solo te dañ ko indil askan wi pour rek ñu jàppale leen ci feebaru mbas bi kooku di Alioune Sarr moom mooy maire Notto Diobass li mu wax nag lu leer la mooy yéen ñi di teewlu di seetaan dem leen ngeen ñàkku ji te bàyyi caaxaan. lii nag dañu topp ci tànk yi nga xam ne moom le président de la république taxawal. mooy ñun ñi nga xam ne ñoo jiitu ci gox-goxaat yi ñu tudd leen ay maire sunu wareef la ñu ànd ak chef de village yi ànd ak le commandement territorial pour askan wi ñu sensibiliser leen mais également ñu fexe ba ñoom tamit ñu mën a jël vaccin bi ndax amul beneen garab à part vaccin loolu waral maa ngi gën a ñaax askan wi di leen gën a sensibiliser wax leen nañ vaccin bi. amul benn loranga bi ci nekk man mi di wax ak yéen jël naa sama ñaari vaccin te maa ngi nii ne cooc jàkkaarloo ak yéen kon ñi nga xam ne seen xam-xam sorewul di wax waxu caaxaan bu leen déglu
ndax Sénégal daan na fi ay feebar yu bëri muy wàllu tuberculose muy wàllu poliomyélite yooyu yëpp bu fi jógee c'est parce que vaccin la kon Sénégal yàgg na di ñàkku yàgg na am ay vaccin kon ñu ngi ñaan ñi nga xam ne seen xam-xam sorewul ñu may ñu jàmm ñu bàyyi askan wi nga xam ne dañuy lëndëmal seen xel ndax boo gisee mbas mi li mu lor ci ay doomu aadama ci biir Sénégal ak ci àddina bi ku nekk war nga ko bañ a jëlee feebaru caaxaan. dañuy wax ci rumeur nag bu ngeen ko déggee mooy loo xam ne dañ koy wax te teguwul ci dara loo xam ne dëgër na loolu nag lu lëmme jamono la yemul rek ci Sénégal àddina wërngal këpp rumeur dafay am muy ay xibaar yoo xam ne teguwul ci lu dëgër ñun nag def nañ ci ab gëstu suñuy reporter yi wàcc nañu ci terrain bi dem laaj askan wi naka la ñu gisee mbirum rumeur boobu dañuy teewlu reportage bi nga xam ne Fatou Fall defal nañu ko. dégg naa yaakaar naa jamono yu ñu toll dafa bokk ci dundinu askanu Sénégal doo toog bés boo déggul nee nañu de dégg naa de te dara du leen ci wóor bi ñu dajee ak Cheikh Mbacké Fall nag ca rond-point Ngent xamal nañu ne lu dul ñàkk dëgg waralu ko. waaw loolu li ko waral li ci bëri naafeq yi dañoo bari léegi ak saytaane yi te bari na loo xam ne ji koy naafeq la quoi parce que di wax lu la leerul di ko béral ku la dégg ku ko seetaan yaakaar ni wala nga dégg ko yaakaar ni lii lu am la fekk la amul loolu moom ji koy naafeq la te naafeq moom baaxul day tasum réew maanaam lu xew dañ cee war a ànd tekk ak tey ba xam fi mu jëm Olof Njaay daf koy wax parce que boo déggee tell rek ne damm naa chaque jour ay erreur ngay dëkk nit da ngay wax lu la leer yu sew yooyu ñuy xeeb mën na taalum réew te mooy jaxase ay nit ak i nit parce que génn sa vidéo rek wax lu la neex nit ñi seetaan ko yaakaar ne am na nit a ngi bañ nit sax looloo tax parce que day dégg loolu yaakaar ne lii am na ba dugg si noonoo si nit fekk na demewut noonu parce que il faut loolu noonu dañ ci war a teg ay sanctions yu diis bu ko defee ñëpp di maase di dox si lu leer naññe parce que lu leer mooy avancé dëkk bi quoi lu bari population bi loolu moo ko tardeel. Vieux Guèye nag moom di mag mu làkk ay at yu bari nee na ñàkk yar képp la. problème rumeur yi ngeen di wax problème mu éducation la si tu es bien éduqué doo gëm yooyu et puis il faut être rationnel maanaam alors là bu ñu la waxee dara mais vérifie d'abord l'information avant de la publier même alors là ñun pratiquement ñun ñëpp ay jullit la ñu te yonent bi à chaque fois daf ko doon wax boo déggee dara mais tey ci nga mandu ci waaw ki nga xamee ne alors là da nga bëgg a yàq sa moromu nit boo ko bëggee détruire tu te détruis toi-même yàlla nee na alors là xalbil salim maanaam xol bu sell boo ko amee doo yàq nit sa moromu doomu aadama. société sénégalaise bi soppeeku na jamono ji balaa nit daan wax dafa daan peese kàddoom waaye jamono ji ñu toll ak xarala yu yees yi juddu wax kese doyatul signature pour kenn. Revas nag bu ngeen ko déggee rek moom mooy regroupement des artisans de l'automobile du Sénégal ñoom nag li ñu wax rek mooy dafa mel ni am na ñaar Revas am na Revas boo xam ne mooy Revas bu dëgg bi am na beneen Revas boo xam ne nag ña fa nekk daal li ñuy wax teguwul ci dara loo xam ni lu dëgër la loolu nag ñoom jàkkaarloo nañ ne ko taskatu xibaar yi te tuddee seen bopp vrai Revas mooy Revas bi nga xam ne moom mooy Revasu dëgg bi kooku nag ki nga xam ne moom moo wax seen kàddu mooy Ali Sow moom mooy président Revas ñu teewlu ay waxtaanam. ñëw nag tey fii ci Thiès pour waxtaan ak artisans yi nekk ci Thiès toog ak suñu kilifa suñu doyen di Ida Mbaye nekk nii ndax kenn du wax mécanique ci Thiès te waxuloo ko waaw bi ñu ñëwee nag ci Thiès vraiment dañuy interpeller état di leen wax ni ci ñi nekk Thiès di wax ak gouverneur ak préfet ak maire ak ministre yi nga xam ne ñi ngi nekk Thiès yëpp ñu bàyyi ci jeunesse su Thiès bi xel ndaxte am na ñu fi nekkoon di wuyoo turu Revas nekkatuñu ñoo xamante ni ñoom ñoo jiite fii Revas ci Thiès ndax keroog ba tribunal attee ci yoon teg leen ay daan dindi lépp ci lañu pare ci diriger Revas fii ci Thiès. Revas Thiès Revas national ñëw na fi ñu def seen assemblée Saliou Diop mii mooy le président moo représenté Revas national fii ci Thiès kon dañu bëgg kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci Thiès vraiment ñu dagg ay site de recasement ay terrain
jox ko artisan yi nga xamante ni fii ñoo nekk ci Thiès ndaxte dañuy remercier l'ENA déclaration président def na ko génne 350 milliards ne daf ko bëgg a dimbalee jeunesse bi ndax gis na li ñu doon def mais acte bi dafa war a rafet gis nañ bërki démb ministre Ablaye Sow bi nga xamante ni moo nekk Kaffrine bi ma demee ak Kaolack mu yëkkati 10 millions jox ko artisan yi foofu la ñuy xaar Thiès dafa am ay autorités Thiès dafa am ay ministres Thiès dafa am ay directeurs généraux nañu jàppale artisan yi chambre de métier yi mu ngi fi union des chambres de métier mi ngi fi képp ku bëgg a jàppale jeunesse bi jàppale organisation professionnelle bi da ngay dem ci chambre de métier bi nga jéem a jàppale chambre de métier bi ndax mënoo jàppale sa jeunesse te jaaruloo foofu. dawalkatu moto jakarta yi nag mer nañu ba futtu ñoom nag li ñu wax rek mooy liñ leen di tekk dafa métti te bàyyiwuñu leen ñu liggéey benn yoon ba tax na def nañu benn manifestation boo xam ne bu pacifique la nag dawal seeni jakarta ñëw ba ci fii ci seen télévision prestige daal di ñaxtu nag mbir mi bu baax a baax li ñu wax rek mooy nañ leen bàyyi ñu liggéey te jàppale leen ndax nag li ñuy def dañ ciy daan seen doole pour mun cee tedd ñu teewlu waxtaan bi nga xam ne amoon nañu fii ci reportage Mamadou Saturne Ndione. dafa am loo xamante ne moo ñu metti c'est que chaque jour ñu jàpp ñu ci 6 000 francs wutloon nañu carte grise ñu wut ko daggloon nañu juutu ñu wut ko lépp defloon nañu ko ñu def ko yaa ngi dégg te bu ñu jàppee dañu laaj benn 6 000 francs ñu fay ko man damay xëy ñu jàpp ma 6 000 francs rond-point Jaxaaw te buñ ma jàppee 8 heures ba la ñu maa jox sama moto 3 heures ma fay 6 000 francs dagg ko su ma génnaatee même suba ñu daggaat ma. fii li fi nekk lu mu gàtt fii li fi nekk ëpp na 70 arrêt mais fu nekk membre moo bàyyi ñëw du man dong maa war a xam ne ñu war a wax bari na mais ku ci nekk da ngay am loo ci war a wax nga wax mais c'est que dafa am lu ñu ñaan rek te yàlla tax ñun yaakaaruñu ku dul kii ñun Thiès waa lañu deretu Thiès mooy daw suñu yaram. li ñu bëgg mooy mu jàppale ñu taxawuñu ci lii parce que ñun nañu dimbali ñu bàyyi jàpp bi ñu jàpp ñu bàyyi ñu liggéey wutloon nañu carte grise wut nañ ko daggloo nañu assurance dagg nañu ko daggloo nañu juutu ñu dagg ko léegi lan lañ ñu jàppee ci 6 000 francs duñ la jox reçu te boo génnee ñu jàppaat la tali yaa ngi nii yëpp ay kàmb laay pax dafa am loo xam te neexul ci xol tabat. université bu Thiès nag ñu ngi yëngatu bu baax ci mbirum tàggat yaram gannaaw bi nga xamee ne am nañu équipe bu football dugg nañu nag ci mbirum basket ñu ngi taxawal équipe bu basket ba tax na sax kii di président fédération sénégalaise bu basket di Babacar Ndiaye ñëwoon na seet si leen ñoom it seq nañu waxtaan ak kii nga xam ne moom mooy président fédération sénégalaise de basket wane na rek ne moom dina taxaw ci wetu étudiants yi pour jàppale leen bu baax ci mbirum basket. Monsieur Cheikh Sall le directeur du CROUSTE de Thiès bi mu amee initiative ne dafay développer basket à Thiès mu nekk lu nga xam ne nii fédération mënu si def lu muy di si kontaan parce que ñun suñ mission bi ñu état jox mooy développer promouvoir le basket suñ gisee nag benn structure bu am solo bu nga xam ne nii muy université de Thiès mun décider ne day ñëw indi loxoom jàpp si développement basket bi ñun dañuy def lu muy tàccu moo tax tey mu ñëw fii pour xool d'abord waxtaan ak moom su projet bi xool waxtaan ak étudiants yi ñu xool dans quelle mesure université de Thiès bi nga xam ne nii dafa bëgg a développer basket bi mën na jouer rôle bu nga xam ne nii moom lañ ko war a jox. basket boo demee États-Unis universités yi ñoo koy développer Sénégal aussi université de Dakar référence la ci basket université Saint-Louis référence la basket. donc bu université Thiès jógee ni dafa bëgg a développer basket ñun lu ñuy def lu muy tàccu di wax ne aujourd'hui li ñu bëgg mooy université Thiès basket bi domine ci sport yëpp. donc di wax ne kontaan naa bu baax a baax ci projet bi xam naa ne Cheikh Sall lii du gan ci moom parce que moo nekkoon COUD Dakar mooy liggéey ak moom moo nekkoon président DUC moom mu nekkoon le CSA du COUD moom laa doon traité tout le temps xam na bu baax basket bi. xam ne bu baax ne basket aussi facteur de stabilisation campus universitaire la et loolu c'est important parce que étudiant bi ba soxla na bu jàngee ba pare mu ñëw foo tuuti. crèche nag bu ngeen ko déggee mooy xale yu ndaw yi nga xam ne seen dañ leen di dénkaane pour di leen jàppale ci seen dund tey léeg-léeg seen i wayjur yu jigéen yi am jafe-jafe crèche yooyu nag am na fii ci biir Thiès ñii nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi nekk ci crèche bi kii di Marème Ly dem na fekk leen naka la ñuy liggéeyee ci biir crèche yi. mu nekk liggéey bu xaw a jafe crèche wala garderie d'enfants ab bërëb la bi ñuy toppatoo ay xale di leen jàngal xam-xam
tata yi ñoom seen liggéey mooy rek fexe ba xale yooyu seen waajur yi duñ leen manqué donte ni sax dara mënu remplacer mbëggeelu yaay ci doom. ci crèche Les Petits Bouts directrice bii di Martine Faye xamle na ci ay kàddoom nan la crèche yi war a toppatoo xale yi. biberon xale yi yenn day bëri mais bu ci nekk dañ ciy bind tur bu ci nekk am na turam loolu moo ñuy jàppale tuuti ci ni ñuy liggéeyee parce que jafe na xale yi xaw nañu sakkan macha allah waaw léegi boo bindu doo ci génn lépp lu ñu indi seen soow yi ñuy indi seen fruits yi ñuy indi lépp dañ koy bind moo nekk di waaw lépp dañ ciy bind. set moo jiitu ci suñu dundin fii ci école bi waaw fii moom lépp la ñuy raxas dañuy raxas ak ndox bu bëri biberon yi dañ koy raxas stériliser ko balaa ngaa laal dara da ngay raxasu ak saabu d'abord balaa ngaa defar biberon raxasu door a defar biberon kon donc ñun set la ñu jiital set moom la ñu jiital. ñëwaat na itam ci jafe-jafe liggéey boobu waaye moom dafa jàpp rek liggéey bi ku amul cofeel ci xale rek mënu koo def. doo xale métti na mais boo amee cofeelu xale du nekk lu dis ci yow dafa nekk d'abord loo xam ne dama ko bëgg voilà bu ma nekkee xale ba nu ma toll nii xale mooy sama soxla daanaka j'adore dama sopp xale voilà dama sopp xale. ngir gën a mën a toppatoo xale yooyu tata Martine Faye mi ngi ñaax waajur yi ci ñu jiital cet ak lekk bu set ci seen doom yi ngir seen wér gi yaram. loolu nag mooy jeexal xibaar yi leen di amal ayubés bu nekk te tànnal leen ko ci ayubés bi muy mbir yi nga xam ne ñoo ci gën a fës ci ayubés bi ma amoon mbégte bu mag a mag di leen ko jottali di leen jaajëfal bu baax ci teewlu bi ngeen ñuy teewlu ak topp bi ngeen ñuy topp ayubés bu nekk ci seen journal hebdomadaire di leen ñaanal panaanum jàmm te di leen jox dig daje ba beneen incha allah.